asalaamaaleykum mbokki Mbour asalaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen baalu àq ci tabaski bu tedd bi di leen baalu àq di ñaanal borom réew mi yàlla defal ko jàmm moom ak njabootam yenn bu diis bi ko yàlla yenn yàlla oyofal ko mbébét yu mu am ci Sénégal ak ci suñu département de Mbour bi yàlla mottali ko di ñaan jàmm pour ñëpp ak seen njaboot. tabaski bi sooy xool yàlla lu mu ci nam mooy toujours rek jullite boobu ñuy laajte mooy ci xol la ko nam ci xol di yenente jàmm di wax ci nit lu baax di defar lu yàq ñu bàyyi ko ñu defaraat jikko yi. je pense que Sénégal problème Sénégal ak problème surtout Mbour mooy manque de civisme bi manque de d'éducation bi xol yi war a nekk benn xol yi war a set war a laabir donc man daal foofu laay oo nit ñi ne leen nañu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp nag en commençant par moi man maa gën a motali ñëpp mais daal ñu jéem a def benn lu ñu naan jihaadul nafsi mooy fexe ak di def benn genre xeex ak sunu bëgg-bëgg ak sunu bakken di jéem a di am tolérance koo tane nga dimbali ko koo gën a xam nga mottali ko mais bañ ko woon ku gën a kawe war a gën a wàcc gën a suufe parce que lu ma sama waajur bu baax bi sama yaay doon ma wax mooy lu diis ci suuf rek lay dem lu oyof ci kaw rek lay jëm donc daal nañ tappaat xol yi xoolaat jikko yi di yaraat xale yi suñ bëggee am Sénégal bu naat lépp maam yi waxoon nañ ko mais ñun ñoo teggi suñu ànd rek wàcc suñu ànd mais suñu jëlaatee suñu ànd boobu ñu doon wax ay Kocc Barma yi mu lay wax ci affaire yi comme ça teg ko tam ci lu ñu naan siraatal mustaqim rek lépp jaarale ko yoon di def yoon ñun ñi xam tamit dañ ñoo jox ay nguur gi ñu yore ko ñun tam ñuy defal yoon di bañ a def loo xam naka su dul noonu ñu xam ne luy alalu nguur gi wala lépp loo xam dañ ñu ko jox moomuñu ko dañ koo teel ñii et puis tamit suñu conscience suñu objectif mooy war a nekk lan moo war a nekk mooy suñu bàmmeel xat na trop tuuti na trop boo xam ne moo war a nekk toujours rek moom li nga xam ne moom ngay teg sa kanam pour que looy def rek xool sa bàmmeel mu nekk sa conscience mu nekk sa juge donc loolu laaj oo nit ñi moom la tey laa am envie oo nit ñi daal ñu yàlla nañu yàlla su dolli sutura. waaw man de je pense que ne ñun conseil départemental mission bi ñu jox mooy mission de développement di développer suñu gox gën a jegeñ gox-goxaat yi gën a jegeñ askan wi nekk ci seeni besoin di ko jéem a saafara ci côté éducation conseil départemental mu ngi ciy def lu mu ci mën mooy mu ngi jox ay table banc écoles yi di muré waat yenn écoles yi comme CM6 bu Mbour bi da koy muré defal na ren laa wax de waxaguma ñuy passé woon mais ren dinañ muré ñu ngi koy commencé di muré CM6 bu Mbour dinañ defar tamit lycée Joal bi ñetti classe ñu leen defal lycée bu Njagañaaw bi defal nañ fa ñaari salle de classe Buxu defal nañ leen ay bloc sanitaire defaatal leen tamit may leen ay salle de classe yooyu dañ leen ko defal ñuy waxati ci côté toujours ci loolu CS1 mooy lycée bi nekk CS1 léegi def nañ fa ñaari salle de classe donc chaque année di joxe ay bourses scolaires donc ñun ñu ngi def ci affaire éducation bi li nga xam ne acte 3 bi loolu la ñu laaj ñuy wax tam ci côté santé bi chaque année boobu ñu defaree château d'eau bi nekk foofu ndox amul woon ci hôpital bi andi nañ ko fa fexe nañ ak suñuy partenaire ba def fa benn centre psychiatrique bu côté de plus de 200 quelques millions ak maternité yi ñu ngi fexe ba andi fa aussi ay ci néonatologie bi fexe nañ fa andi fa ay couveuse pour xale yi nga xam ne dañuy doog a judd te matuñu ñu ngi def tamit chaque année bi tamit ñu ngi leen defal
benn couloir boo xam ne mooy jóge ci bloc opératoire bi dem ci salle de d'internement yi donc loolu yëpp pour bañ suñu defareetee opération nit ñi ñuy génn ci mbedd mi ñi leen di gis ak seen i doom avant ñuy dugaat ci salle bi ñu leen di dem di leen héberger donc loolu yëpp conseil département da koy def seulement pour di yëkkati lu ñu naan le plateau technique de l'hôpital mais soo gisee ren nag depuis 4 ans ñu ngi doon liggéey ci lu ñu naan suñu plan départemental plan de développement départemental te plan de développement départemental boobu bëgguñu woon mu nekk rek benn copier-coller comme d'habitude ni ñu ko tàmmoon di def jox service technique yi rek ñu ñëw defal ñu benn papier génneel ñu ko rempliral ñu ko rek jox ñu ko dañoo bëggoon mu nekk loo xam ne day nekk lu réel lu objectif loo xam ne tamit mën nañ ko réaliser donc il a fallu 4 ans ñu def ay enquêtes boole ci askan wi boole ci service technique yi de l'État yi nekk fii dans le département de Mbour boole ci association yi ba nga xam ne lu ñu naan day nekk une participation inclusive boo xam ne ñëpp ci bokk ba ñu mën a génn ak suñuy partenaires tam financiers yi nekk aussi ak ne partenaires aussi de collaboration yi nga xam ne dañoo nekk ak ñoom à l'étranger ñu ñëw jàpp si ba plan de développement boobu mën a taxaw te incha allah bientôt dinañ am lu ñu naan dernière mouture bi mun koo finaliser jox ko askan wi incha allah. Stade de Mbour dafa am leneen loo xam ne tamit lu ma ñor la mooy ren dañoo nekk ci année électorale boo xam ne dañuy préparer pour falaat son excellence le président Macky Sall te année bii nag foofu damay ñaan rek ñi ngi ko seqal mooy sama naataango yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ñu nekk ci APR. ak yeneen mouvement de soutien yi ànd ak président Macky Sall dama leen di ñaan rek ñu joxante ñu tàpp xol yi ñu joxante loxo nekk benn ñu fàtte suñu bopp bañ a am yenn ambition yi personnelles yi jiital ambition bi nga xam ne moo gën mooy suprême bi mooy Sénégal te Sénégal nag ñëpp xam nañ ne son excellence président Macky Sall dafa commencé liggéey boo xam ne chantier yoo xam ne incha allah dañ ko war a mayaat beneen deuxième mandat au premier tour pour mun a yeggali mbébétam bi mu am ci Sénégal. te département de Mbour tamit mun gis ci boppam mooy aéroport yaa ngi fii port de Ndeyane bi war a ñëw autoroute bi war a dem ba Kaolack ak yeneen ak train bi ñëw train express bi war a ñëw ba Diamniadio ba war a ñëw ba Ndiass te xam naa ne nu ma xamee président Macky Sall dina fexe bu mu ñëw ba Mbour parce que loolu projet loo gisee da ko commencé nii rek mais ay étape la c'est un visionnaire c'est un planificateur donc kooku lañ ko war a may le temps soubassement yi mu teg pour ñu am benn base solide de développement ñu mun koo dëgëral nga xam ne balaa ñuy dugg ci affaire pétrole bi balaa ñuy dugg ci ay yeneen affaire yeneen ngeneel yoo war ak Sénégal fekk dañuy am lu ñu naan la base solide boo xam ne suñu ñëwee dinañ ko mën a ŋànk ba du nekk loo xam ne daf ñuy lor donc tànk yu ñu teg ak yoon bu ñu def dafa nekk yoon bu rafet bu wóor donc daal di ñaan waa Sénégal yëpp ak waa Mbour dañu génn jàppale ñu pour ñu fal son excellence le président Macky Sall parce que loolu mooy seen ngëneel loolu moo baax ci Sénégal loolu moo baax tamit stabilité bi mu war a laaj parce que koo xam ne ñun xam nañ président Macky Sall nu muy yoree réew mi mais nag suñ jëlee tam réew mi na ko teg ñoo xam ne xamaguñu naka lañ ko nekkee ay aventurier Sénégal fi mu toll nii soxlawul loolu donc daal di ñaan yàlla dolliwaat li gën ci Sénégal sutura ci Sénégal ku nekk tamit xol yi ñu tàppaat ko nekk benn rek incha allah Sénégal day jëm kanam. waaw ci wàllu tàggat yaram nag ak Stade de Mbour ñëpp xam nañ ne dañoo génn ci année bu métti boo xam ne toujours rek mooy sunu doom yi ñu ñàkkoon fële Demba Diop année boobu na perturbé woon na vraiment sunu compétition yi au début Stade de Mbour demoon na ba nekk ci kaw mais boobu ñu andiwaatee Wakaam rek xol yi jaxasoo tasaaroo xuloo bi bëri wax ji bëri tamante lu noonu bëri fi ba nga xam ne équipe bi dem finalement dañ ko perturbé ba équipe bi demoon na ba noonu wàcc sax mais yàlla moo ñu suturaal donc ren nag dañu ne dañuy commencer ak même ambition yi Stade de Mbour dafa toll foo xam ne mootul amati ambition ñoo ne day participer rek pour ay def ay maintien équipe bi toll na foo xam ne chaque fois waa Mbour ak spectateurs yi ak kii naxat yi ak supporters yi ñu ngi xaar ci moom pour mu jouer les premiers rôles te incha allah ren staff technique bi demul en vacances dañ leen a téye pour ñu continuer liggéey recrutement yi ñu ngi koy def renforcer fii manqué woon
ñu dolli ko fi nga xam ne xamoon nañ ne nag ay certitude la ñu jëm koo renforcer donc foofu lañ toll te incha allah le 3 septembre bi la ñuy dugg regroupement hivernal dinañ def 2 semaines yoo xam ne fii biir Mbour la et def 3 semaines en Gambie donc loolu yëpp di préparer saison bi di ñaan yàlla nañu yàlla may ndam et def lu gën man toujours la laax lu gën parce que may ñu victoire boo xam ne day ànd ak jàmm may ñu ay coupe yoo xam ne day ànd ak jàmm donc man loolu lay ñaan toujours rek yàlla def lu gën moo am importance moo gën ngay ñaan loo xam ne su ñëwee tamit da lay ànd ak ay musiba yoo xam ne baaxul ci dëkk bi di wax rek di xam naa ne ku wax tamit affaire football rek toujours rek dañoo am benn dossier boo xam ne qui est toujours en cours mooy affaire toujours rek dossier wu justice bi di ñaan justice di leen ñaaxaat rek ñu gën a taxawaat ci dossier bi pour que mbir yi gën a leeral ñu leeral ñu ko ba nga xam ne rek justice boobu ñuy xaar waa Mbour di ko xaar ci dossier drame de Demba Diop bi mun a sotti pour ñu permettre ñu mën a tourner la page avancer continuer suñu vie normale di ñaanal nag xale yi suñu xale yooyu génn àddina yàlla na la yàlla xaare àjjana yàlla daal def tamit teg loxo si ñoom ba nga xam ne daal du ñu am benn jaaxarte foofu fu ñu nekk foofu et puis seen parents yi nekk fi tamit yàlla teg leen loxo mottali mbir yi xale yi yéene ba ñu amoon si ñoom yàlla mottali ko incha allah. soo leen di xool CDEPS bi salle de spectacle bi tamit conseil départemental moo ko defaraat moo tëjaat péjom bi defaraat carreaux yi carrelaat ko lépp defaraat porte yi peinturaat ko def fa ay ventilateur pour que xale yi di mën a def seen i théâtre ak lépp moo ko def loolu. et puis tamit le terrain de basket bi nga xam ne Mbour basket moo fa nekk conseil départemental moo ko defaraat defal leen fa defaata leen fa ay tribune couvrir ko defaraata leen beneen vestiaire peinturaat terrain bi defaraat ko ba nga xam ne actuellement nii basket bi équipe yi fay ñëw dañuy naw loolu yëpp dafa bokk ci ay lu ñu naan lu conseil départemental di def ci biir Mbour te ñëpp xam nañ tam ne Auchan su fi nekkee tamit c'est le conseil départemental moo fexe aménagé ko ba Auchan ñëw fii parce que sooy xool problème Auchan bi dinaa ci waxaat nit ñi xam nu mu demee Auchan bi kenn mënu koo tere mu ñëw ci dëkk bi ñun conseil départemental dañuy xalaat ne suñ gisee ku amee doole noonu suy ñëw ci dëkk bi naka lañ ko mën a fexe ba nga xam ne moo amal njëriñ dëkk bi ñun loolu lañ def fexe nañ ko jox ko suuf mais wax ko ne amuñu centre culturel parce que centre culturel bi ñuy defar fee biir Mbour conseil départemental bi ñoo ko fi andi ba ñu mën a defar centre culturel en collaboration avec la mairie de Mbour terrain basket bi am yu muy defar au niveau de Caroline Faye tamit Auchan bi moo ko fi andi ampoule yi actuellement nawetaan yi di su ñu mën a jouer actuellement ci guddi gi Auchan moo ko changé donc loolu yëpp dañ ko bokk ci lu ñu ko lié et puis tamit ak vivre ensemble mooy pouponnière bi Auchan dina leen taxawu waa pouponnière bi jox nañ ko seen i besoin wax nañ dañoo soxla benn groupe électrogène parce que parfois ak coupure yi foofu day lëndëm pour xale yi donc Auchan di leen jëlee groupe électrogène jox leen di leen jàppale tam ci affaire couche yeeg ak meew yeeg ak yëpp te loolu dafa am importance ci loolu te Auchan tamit dina defaraat tamit devanture stade bi ñuy wax ni pareegul devanture stade bi yëpp mooy devanture Auchan bi yëpp dina fa defar ay plots yooyu mu defoon ci plots yooyu ñuy def nga xam ne oto yi duñ fa taxaw dinañ ko defar et puis dañ fa defaat ay terrain basket ak terrain handball ci kaw télé bi noonu côté bi kaw télé bi noonu éclairé ko am ay yeneen banc def fa ay cocotier ba nga xam ne foofu day nekk place bu mucc ayib te loolu yëpp ñun loolu lañ soxla woon maintenant nag que Auchan dégage Auchan reste loolu responsabilité wu état la l'essentiel daal Auchan comme ni ñu ko tere bu dugg Mbour il fallait ñu téye ko ba nga xam ne et puis 200 emplois yoo xam ne créé na ko parce que ñun oo nañ ko ça fait même semaine dernière ñun on a convoqué le conseil départemental on a convoqué le directeur général de Auchan Sénégal et de Auchan Mbour ñu wax ko ne foo leen toll ci affaire yi ñu génneel ñu contrat yi am 133 contrats à durée indéterminée yoo xam ne ay doomu Mbour la ñoo ci nekk am na tamit 10 contrats à durée déterminée am lu mat 50 yoo xam ne ay prestataires de service lañ yoo xam ne gardiennage lañ bokk ak nettoyage bi donc ñun loolu la ñuy surveiller parce que loolu la ñuy wax ne Auchan ne ko bëgguñu mu jël ay contrats yoo xam ne du contrat yu garantie donc andil nañu ko te ñu koy suivre am na un comité boo xam ne dama ko créé man ak monsieur le maire de Mbour ñu tuddee ko comité de suivi des engagements de Auchan te comité boobu ñu ngi caytu lu Auchan di def donc pour ñun maintenant Auchan am na droit def lii ak def lale loolu c'est le ministre du commerce ak état ñoo koy encadré loolu du responsabilité conseil départemental mais daal man dama bëgg société buy ñëw fii biir Mbour
da nga amal njëriñ waa Mbour lu ñu naan responsabilité sociale d'entreprise waa Mbour mu ngi ci seen bopp li des nag état de matali ko ne xam ne àdduna du dara nit mooy garabam alal du dara am du dara tey da ngay nekk président de la république suba doo ko nekki mais bul fàtte ne soo ko nekkul il faut ngay jàkkaarloo nit ñi ci mbedd mi il faut ngay toog ak ñi nga xam ne nee na bañ a toog ak ñoom ci mbedd mi sooy xool lool rek dina tax nga xam ne yow njiitu ça va pas dire que yaa waa nekk ci kanam njiit mun nga nekk ci ginnaaw te du jiite nit ñi njiit mun nga nekk ci ginnaaw te du jiite nit ñi njiit ça va pas dire que rek da nga wax nekk ci kanam defe na lépp yow la lépp yaa ko moom donc daal loolaa leen doon oo di baalu àq nag ci wax ji su nekkee ne wax ji dafa dëgër mais daal pour man siraatal mustaqim mooy lépp su jutoo rek lépp day yomb